d'accord alors Fatou Diouf man de xam naa ne Fanta indi nga fi coow daal tey daal bu ñu mënta lijjanti Fatou Diouf ay ca actualité lan nga ñu àndil tey. waa Fabel actualité bi ñu war a waxtaanee ci li nga xamante ne mooy augmentation avance tabaski bi salaire yi nga xamante ne président Macky Sall wax na ko fan yi ci tournée mi nga xamante ne def na ko ba tax Walf Quotidien titré le chéquier pour se refaire une santé donc ñu ne ndax di jox xaalis ou bien di neexalaate dina tax président Macky Sall faluwaat muy question boo xamante ne soulevé nañ ko ba yenn ay analystes ay acteurs prononcé wu nañ ci mbir moomu ku ci mel ni Boubacar Diarisso donc di docteur en sciences politiques et nekk tamit jàngalekat ci CESTI di xamal ne kan moo raw Wade ci li nga xamante ne mooy utiliser xaalis réew mi pour acheter ay conscience gis nañ ko parce que présidentielle bu mujj bi gagné wu ko ñu ne gisuñ ko raw donc ñu ne est-ce que l'argent fait le bonheur muy question beneen tamit bu ñu soulever parce que bu fekkee électorat wu li nga xamante ne mooy municipalité ñan la diggante waa gox bi ak ki nga xamante ne ñoom la ñu fal est-ce que loolu dina tax ñu mën a ki yaakaar ne dina falu ci loolu léegi est-ce que mentalité yi changé wuñu muy question boo xamante ne nañ ko soulever parce que booba ak léegi gis nañ li nga xamante ne ci wàllu politique li nga xamante ne moom la nit ñu jógee face li nga xamante ne moom la ñu mën a dippee à l'impuissance de l'action politique ci seen yi nga xamante ne à chaque fois dañ koy waxtu duñu gis benn changement donc loolu lañ di rebondir li nga xamante ne augmentation tabaski bi yéen ci ay chef de village yi nga xamante ne chaque mois dañ leen di daggal salaire mu mel ni ab neexalaate la boo xamante ne président Macky Sall benn stratégie bu bees boo xamante ne indi na ko ngir ni nga donte peut-être li nga xamante ne ou bien battre de rappel des troupes mën nañoo waxee loolu instant bi mi ngi li nga xamante ne yëngal bu baax mi ngi yëngal waaw pour rek ñi nga xamante ne ñooy militants yi ak sympathisants yi gën ko gëm parce que bu fekkee ne tournée bi am na coow gis nañ ne ñi nga xamante ne moom mooy yenn mouvement d'humeur yi nga xamante ne am na ci Fouta Tampi jóg am ñu dem ba ne Sénégal Tampi ni ko président Macky Sall yónni bu fekkee juuma ci alpulaar bi may wax ba tey donc muy wane yenn coono yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy jaafonteel peut-être président Macky Sall dafa xam ne kon ne Sénégalais kon sonn nañ xaaral kon ma jéem a xool ci sama wàll koppax ma génne jox leen ñu xaw a tane parce que métti na métti boo xamante ne parce que gis nañ à l'époque du président Abdoulaye Wade da joxoon na ay faveur ñi nga xamante ne ñoom ñooy chef de village yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite ci ñi nga xam communauté rurale yi et autres mais après président Macky Sall dafa dindi woon avantage yooyu ba xamante ne indi woon na frustration un peu partout léegi peut-être lu tax mu ñëwaat un bon jour di leen joxaat li nga xamante ne moom mooy 50 000 ku nekk ba pare tamit di yokk avance tabaski bi loolu yëpp xel dina xalaat ba tax ñuy wax affaire troisième mandat bi am na jaru sax ñu koy soulever parce que président Macky Sall waru ko xalaat bien que waxoon na fi ni oui ni non mais ba tey doute mu ngi semé ci ñenn ñi mais am na ñoo xamante ne traversé wu sax à l'esprit le président Macky Sall sañ na def loolu parce que gis na ne à chaque fois nit ñi bu fekkee bañ nañ population bi ñu capable taxaw ci mbedd bi ne déet bëgguñu lu ñu leen di teg donc je pense que xam nañ ne donc am na une nouvelle mentalité une nouvelle conscience pas de la jeunesse sénégalaise mais des Sénégalais en particulier loolu donc soulevé nañ ko fii laaj fi ay analystes ay économistes ñu ne loolu est-ce que du am gàllankoor ci li nga xamante ne mooy réew mi ci jamono bi xaalis bi nga xamante ne moom la ñuy distribuer ci wàllu tournée bi ci mel ni Moussa Dembélé ak Meissa Babou ñoom dañoo gis ne loolu dina am risque ci wàllu finance publique peut-être mën nañ ko bañ a sentir heure bi mais peut-être après dinañ ko sentir ci kanam donc muy ay risques yoo xamante ne mën nañ ko cee déceler donc muy changement boo xamante ne changement de stratégie boo xam ne président Macky Sall jël na ko alors coach est-ce que loolu Fatou Diouf li nga fi nga nekk am na solo trop est-ce que loolu mooy le vrai problème des Sénégalais tey bu ñu demee bay dégg ni président mi ngi déplacer ay ñaata bus yoo xamante ne daf leen yóbbu loolu di xaalis ñu ngi dégg chef de village yi amaana bu leen ko joxee xëy na loolu sax avancement la baax na mais est-ce que le vrai problème des Sénégalais tey moom mooy jox leen ay t-shirt ak 7000 wala jox leen t-shirt ak 5000 pour déplacer leen est-ce que nekku Sénégalais yi aussi bu fekkee loolu am na nekkuñu di participer ci problème yi nga xamante ne ñi ngi bëgg mu régler wu te muta xam nga li nga wax dafa am solo li Fatou Faye wax tamit ci kii bi xam nga man defe naa ne Macky Sall tey jii bu gisee ba ñu faloon ko na xoolaat bu baax man dama bëgg mu xool moom lan moo taxoon Sénégalais yi fal ko en 2012 parce que yii pratique yii moom la Ablaye Wade
doon def Sénégalais yi gis loolu ne non gars yi ñëw ne ko yow la ba moom booy xoolaat dafa prôner la rupture ak utiliser koom-koom suñu xaalis utiliser ko ba nga xam ne day am transparence loolu moo nekk ci premier discours Ablaye Wade Macky Sall xoolaat leen loolu tax man souvent bu ma gisee yii di kii rek damay invité nit yi ñu delluwaat ci premier discours Ablaye Macky Sall parce que yooyu la wax yii di am pratique yi ngay wax yow nii lii du yoon lii du tax et puis moom yoonu yokkute boobu muy wax lii du yoonu yokkute donc ce que veut dire lenn moo am mooy que Macky Sall ci boppam na xam ne parce que bu dee ba ñëw tey jii di naan damay jox ñii dama leen di yokk avant Tabaski dama koy yokk chef de quartier yi damay yokk waa damay def lii 50 millions yi yëpp mais non échec la échec u politique sociale am loolu politique sociale la daf ko échoué parce que tey jii c'est ça c'est société bi société bi moo am problème lan problème yi dafa bare imaginez rek benn affaire combien de milliards combien de xaalis la ñu yóbbu fële mobiliser ay nit dafa nekk loolu pour wane lan pour wane ne léeg non man naa fi nekk dajale naa mbooloo. waaw dajale naa mbooloo. da nga def ne affaire bi noonu la. waaw mais est-ce que loolu tamit coach du benn nattukaay bu président de la république di natt boppam amaana bu geesoo gis mbooloo moom mu taxaw. xëy na dina ko. est-ce que yaa ngi rappeler deuxième tour Ablaye Wade en 2012. Ablaye Wade bi muy kii fii Mermoz. yow mbooloo boobu. yow gis nga mbooloo boobu nu mu takk woon. maa ngi fa woon. yaa nga fa woon te mu génn daanu. aka maa ngi fa woon. voilà mu ndee na daanu xoolal mbooloo moomu yëpp gars yi naan yée Sénégal ñëpp yu kii nañu anamu daanu na te ba moom mii Macky Sall am na benn phrase bu mu sax waaw mooy ci problème ki waa mbooloo di wax waxu mbooloo mais mbooloo boobu mais moom ñu ngi koy jay et puis moom dafa dem ci zone yoo xam ne zone yi nga xam ne moo ko favorable mooy côté boobu Matam. côté boobu mais bu ñu gisee également bi mu génnee dem côté boobu gis nañu ay nit yu taxaw comme ni ko Fatou Diouf waxee léegi def Fouta Tampi takk ay brassard sol ay t-shirt yu rouge te loolu na wax ne moom non au même moment xam nga yéen de am na yoo xam ne kiiwu leen ko au même moment mu ngi nekk foofu ñooñu di wax Tampi foofu moom Fatick amoon na fa manifestation wu ay jeunes au même moment Fatick. waaw parce que sax jot nañoo lakk li nga xamante ne mooy këram. Dulu Madji. moom lay non doo dégg ma dama ne man dafa raté. est-ce que moment wu sortie bi coach mën nañu wax ne moment bi lañ doon xaar parce que gis nañ fi problème yi bëri na quand même bu ñu xoolee problème mu étudiants yi rek ni université yi mel Fatou Diouf fan yi ëpp na chaque jour ñi ngi grève et bu ñu ko déggee ni mu waxee est-ce que warul xool le vrai problème mu régler ko au lieu que muy wax ne dinañ arrêté lii dootu fi amaat wala yu demee noonu toujours ñu koy xaar ci réponse boo xamante ne le vrai problème du Sénégal xam nga fan la nekk ci jeunes yi nga xam ne kii jeunes yi jaaxle nañu xamuñu amuñu avenir problème bi moom mooy emploi ni mu ko defee ak xawma la kat sa xawma lan di def du noonu je suis désolé mais état mooy kii emploi état day maanaam dégg nga moom mooy entreprise am yi moom lay liggéeyal jàppale leen ba ñooñu ñooy créer emploi mais moom dinaan emploi dañuy jël fii non c'est pas comme ça en tout cas li am ba am mooy que ci affaire ci tournée bii ñu wax yow wax nga lu am solo day natt boppam lii xam nga lan lay bëggee day natt boppam pour préparer kii bi locales yi calcul bi c'est simple locales yi gagné ko législative ñëw mu gagné bu waa nag moom xam lan lay wax am naa doole
pour tëj foofu est-ce que population bi amuñu ci benn part de responsabilité aussi parce que bu fekkee man dañ may déplacer loo pour jox ma t-shirt ak 7000 pour man ma ànd ci convoi président même su fekkee faruma ak moom est-ce que nekkuma di dooleel li nga xamante ne ki nekk gannaaw Fuuta wala ki nekk gannaaw Podor mi ngi koy xeex ci ñàkk hôpital ci ñàkk ndox ci bëgg médecin bu leen faj mu të ci bëgg ay écoles yu baax est-ce que loolu tamit nekkul population bi nekkul en quelque part di participer ci yooyu. ku def loolu te sa état d'âme dara xooloo ko ci donc je me dis que ne sa bopp nga koy def mooy lu ñu wax rek. parce que des fois ñu ne la bu ñu leen joxee xaalis lekk leen. moom la ñuy wax conscience yi ni ñu changé. bu dee def nañ ko tamit ak lu mënti doon. am na koo xamante ne mu ngi nekk ci coin bu ñu ko joxee xaalis du dem. ou bien sax am na koo xamante ne nañ ko jox xaalis pour mu dem waaye bu ñu ko joxee bés bu wéetoo ak li nga xamante ne mooy bureau de vote am. dina xam kan lay voter. loolu yëpp a ngi fi. voilà donc je pense que ne donc c'est pas forcément que jox nañ la xaalis rek. que da ngay voter mooy lu ñu wax rek. bu doon loolu am na kon président Abdoulaye Wade kon dernière élection yi du ko raté. c'est vrai mais est-ce que loolu du yokk président fit bu gëstoo gis mbooloo bi. waaw peut-être mais est-ce que du naxaate aussi. est-ce que du ko yokk fit Fatou Diouf gis nit dong man je me dis que moi peut-être ñu bëri duñu fiyewu ci li nga xamante ne mooy may présence su nit. duñ ci fiyewu parce que loolu du dara parce que bu fekkee ne wéet nga ak sa carte. la plupart am na ñoo xam ne sax ñu ngi génn di dem te du ñoom ñooy génn voter après. c'est vrai yooyu yëpp a ngi fi aussi. donc lan la je pense que ne avant tout moom mooy régler li nga xamante ne moom mooy problème sénégalais yi infrastructure yi nga xamante ne manqué na fi. côté santé côté sport côté éducation comme ni ñu ko waxee le secteur de l'enseignement supérieur mu nekk en ébullition fan yi gis nañ de Ziguinchor ñëw Dakar UVS partout gis nañ coow yi waa SAEMS syndicat yi tamit jóg à côté donc je pense que ne muy question yu pertinente yoo xamante ne war nañ koo jéem a indi ay solution au lieu di acheter li nga xamante ne mooy conscience su nit yi parce que nit ñi yeewu nañ en matière de politique maintenant personne n'est dupe en ce moment je pense que war nañoo xool solution yoo xamante ne war nañ ko def moo gën ñuy def lii mu mel ni moom à chaque fois day banaliser ou bien di discréditer le fait que ñu bëgg a wax ne tournée bi tournée à caractère politique la moom nee na c'est une tournée à caractère économique donc moo ko waxal boppam waxu troisième mandat waxuñ ko kenn peut-être ñi ñoo jàpp ci wax mais peut-être nit lu mu def rek nit kese la da nga insinuer ay affaire lan lañ mën a insinuer Fatou Faye bu ñu koy commencé à Kaffrine tournée école lan la njëkk kii lan la wax dégg nga pour local yi kii jiitee man maa koy fal loolu du politique te fu muy jaar loolu lay wax mu ngi préparé de non c'est que gis nga mi ngi préparé parce que bu ñu nee waxul lu jëm ci troisième mandat quand même xam nga affaire bi loolu la benn acte boo xamante ne dafay wane ni moom parewul pour dem troisième mandat xam nga Fatou Faye loo gis am na lu ko lal loo gis rek moom dëgg la dafa dem foofu inauguré mais ñun xam nañu politique gu Sénégal ak Afrique inauguration yëpp politique la inauguration yi ngay gis inauguration sax moo dépassé léegi chef d'état di inauguré Afrique rek nga Sénégal rek nga koy gis au nom de Dieu da ngay dem France wala feneen nga xool ñuy kii benn kii bu bees doo fa gis xoolal ministre bi sax du fa kii ministre bi sax doo ko fa gis fii daal ngay gis inauguré fanfare folklore lépp am lépp nag politique la moom moo ko lal léegi benn affaire moo am mooy que moom ci jëmu boppam am na li fi xewoon gis na ko mu continuer di jàpp ci loolu nit ci di koy wax loo xam ne amul xam nga nag gis nga dama lay wax benn affaire des fois nag ñi nga nekkal loolu la de gis nga nit ñi jay bi day ëpp loolu la de dañu ñoo taxaw kii comme par exemple ku ci nekk tam dafa bëgg a président fi mokk na xam nga leneen xam nga dem na Abdoulaye Daouda Diallo fii Omar Anne fii ñoom ñëpp ku nekk di wane sa bopp xam lan la ñoo koy wax ne ko fii jeex na troisième mandat bi assuré na wala fii ñun ñoo fi nekk fii ñëpp yow la ñu àndal
wax yooyu. mooy lu ñuy wax rek souvent ñi nga xamante ne ñooy entourage président yi ñoom ñoo leen di tromper ci lu bari. bu ñu jëlee ci kaw Abdou Diouf ay temps nee nañ ay temps xamu woon sax la nga xamante ne mooy mbuusu. meew bu juróom am na donc loolu bu amee à chaque fois li nga xamante ne ñoom ñooy entourage yi ñoom ñoo leen di nax ci yu bari. au lieu que ñu jéem leen a wax dëgg bi li am. mais bu fekkee ne noonu lañ leen di wan te loolu amu fi donc je pense que ne dañ koy nax. jàppale wuñ ko ci liggéey bi. D'accord. donc à part actualité boobu ñuy waxaat. ci li nga xamante ne mooy président Macky Sall mi radié capitaine Touré ci cadre de la gendarmerie. capitaine Omar Touré. moom turam bokk na ci anal bi ci li nga xamante ne moom mooy émeute mars yi passé yi. donc moom la ñuy jot a radié ci gendarmerie nee nañ nekkatul lu dul ab simple soldat. ci li nga xamante ne moom mooy ci cadre boobu. donc bu ñu jotee li nga xamante ne mooy réaction capitaine Touré di ex capitaine donc parce que comme radié nañ ko. nee na la vie de chaque homme dépend de son propre destin qu'Allah bénisse le Sénégal. donc kon mu xamante ne waxuma ne ça ne fait ni chaud ni froid. mais quand même da koo jël à la légère. ci remercier donc le bon Dieu. donc loolu la ñu wax bu ñu xamee capitaine Touré ci bu ñu fàttalikoo ci ay coow li nga xamante ne moom mooy émeutes yi nga xamante amoon na 7 mars 2021 donc 17 juin bi 2021. bu ñu jàppee ne ñett weer ak fukki fan. boobaak léegi capitaine Touré donc nekkoon ci section recherche de gendarmerie. nekk ko yoroon charge enquête ci plainte masseuse bi di Adji Sarr. contre Ousmane Sonko. donc ci li nga xamante ne mbirum viol bañ doon wax. loolu yëpp mu amoon ci woon nañ ko si convoqué ko mais demul woon ba ne woon mu ngi woon Touba. te mu ngi nekk en sécurité gi nga xamante ne indi woon na ko ci ay leeral. ginnaaw loolu mu ñëw. dañuy indi yi nga xamante ne mooy dogal bi. lan moo waral lii yëpp. peut-être coow bi nga xamante ne am na ci enquête Ousmane Sonko. Adji Sarr peut-être loolu moo indi mbir bi. est-ce que li mu génnee def ay révélation ak manière bi nga xamante ne defee na ko moom moo tax ñu indi ko nii. on ne comprend pas pourquoi président Macky Sall xaar ba tournée wala bàyyi ba période bi ñëw di ko raje. affaire bi mais foofu Fatou Diouf kan moo war a jël décision boobu pour ñu raje ko juge bee ko war a jël président de la République wala kan ci décision boobu ci kan la jógee. en tout cas Macky c'est le garde des Sceaux. loolu dafa jaar conseil de discipline. d'accord. ki gendarmerie. armée ñooñu ñëpp dañu am seen conseil de discipline. conseil de discipline bi moom moo jël dogal boobu. d'accord moo jël dogal boobu xam naa kii rek kii da koy ñu rek kii ko mais conseil de discipline moom mooy am dafa mel ni rek wal fi fii moo ñu désigné fi benn conseil de discipline. ñoom ñooy ne bon waa lii léegi mënoon nañ ko def nag. Macky Sall mu ne non. xam nga. yooyu yëpp ou bien ñoom seen ministre. su ne woon jéeg kenn ko def voilà loolu la. conseil de discipline moom moo ko def man bon il fallait s'y attendre. lii de dëgg nag. man sax man dama ne sax pourquoi mu yéex. daan bi ki oyof na. waaw non pourquoi mu yéex parce que man je m'attendais du tic au tac. loolu laa doon xalaat. bon ñoom dem nañ ba léegi nii. conseil de discipline day gën a suspicion ci mbirum sénégalais yi jàpp li complot rek peut-être moo tax ñu def ko. waaw d'accord loolu yëpp mën na ci am mais il fallait s'y attendre. dégg nga il a été courageux. mu wax affaire bi ni mu demee. dégg nga. mais am na yoo xam ne décision yoo xam boo ko jëlee yow il faut prendre tes responsabilités. léegi nag moom jël na ay responsabilités. voilà léegi nag bon. loo gis nag. ëllëg. dana leer. c'est sûr. bu fekkee ne moom def na ko ci yoon. ëllëg dina am dëgg. c'est sûr. problème bi yëpp loolu la. bu dee moom li mu daf ko def ci dëgg. billaahi wallaahi tàllaa. ma ne oh noonu de jël lu leer laa la wax de. bu ëllëgee moom. yàlla dina ko wan ne que yow yaa nekk ci dëgg. waaw affaire bi loolu la de. loolu kese la. waaw lépp lay def na nga def loo xam ne ci dëgg. ñu wax ci beneen bu dee ci yoon la ko def. loolu mu def noonu. xam na ne que moom mii. dégg nga loolu mu wax noonu. dafa xool ba xool xam ne. il faut que moom mu wax dëgg. parce que là il perd tout. il perd tout. c'est ça le problème. c'est vrai. waaw loolu moo doo dégg na ma dama ne. li mu def. am na ñoo xam ne ñu nga foofu ñu ngi ci yenn kii yi sañu ñu def loolu. bu fekkee ne li mu def dëgg ci yoon la ko teg man il faut tam sama wax mu leer. néew ma que moom mii. moo nekk ci dëgg nangam dama ne.
li mu def bu fekkee ne. ci dëgg la ko teg ci dëgg la ko teg. ci maanaam bañ a def loo xam ne maanaam conscience am may ko. dëgg boobu yàlla dina ko taxaw. voilà donc Fabel ginnaaw point boobu ñuy wax ci li nga xamante ne mooy Covid 19 ñu bëri yaakaaroon nañ Sénégal moom ko Covid 19 dootuñ ko waxati bay xalaat ci jamono yi ne dina yokk moo tax ñu ne multiplication cas variant yi bari na ci jamono bi ba Institut Pasteur mu ngi ci comment dirais-je mu ngi alerté nit ñi. Voilà tire la sonnette d'alarme loolu la li quotidien di xamal tey ne contamination yaa ngi yokk. ah bon ouais loolu la ñoo xamal. xalaatuñu woon instant bi vraiment que ne Covid bi dina yokk jamono yi fi mu. waaw mais Fatou Diouf tamit mën nañu xaar Covid bu yokk tamit bu fekkee tournée président de la République bi dañ ko def ci moment yii nii ñuy wax mbas mi àdduna wërngal képp. xalaatuñu dara lu dul def mobilisation bu toll nii génn di wër dëkk bi mais nag bu ñu xaar Covid bi wàññeeku quand même. c'est que yéen da ngeen di kii foofu question kii bi affaire bi du foofu de. fan la. variant kii bi yow ne variant sud-africain bi ak variant lan la. britannique waaw léegi xool leen depuis presque 2 mois 3 mois ngeen xool gisu leen ci fenn ñu bind cas importé xoolaat leen bu baax amul fenn dañ ne cas importé zéro waa léegi cas yi kon ñoom fu ñu jaar c'est ça la question. Bilaaw démb. Voilà. Bilaaw démb bi 88 nouveaux cas la. waaw. waaw. moom la ñu jël. waaw ci 1347. non c'est cas importé laa bëgg. waaw xaaral 1347. dama. 1347 tests yi ñu effectué. taux positivité bi di 4,53%. ñu ne 41 ñoo ci nekk cas contact. 47 yi jógee ci transmission communautaire. waaw li nga wax de dafa mel ni am na parce que waxuñ ci lu jëm cas importé. li nga wax voilà. ñu ne Dakar instant bi mooy épicentre maladie bi. 45 cas Matam ak Mbour lañ comptabilisé. 40 patients lañ déclaré guéri muy ay communiqué yoo xamante ne. doo dégg non kay uy ma dama ne. depuis 6 mois je te dis dama ne. booy xoolaat kii par kii journalier communiqué journalier yi. da ngay xool ñoom ñëpp cas importé yi zéro. waa léegi cas britannique bii ak cas kii bi fan la jugee. c'est ça la question xanaa day naaw. nee na nañ laaj loolu. bu fekkee day naaw. ñu xam ne que feebar bi day naaw dugg fii ma def ne nit moo non ou bien dafa non c'est que ba léegi man néew man loolu laay laaj c'est la question que je me pose man bi ma gisee information bi depuis démb c'est la question que je me suis posée ma ne cas importé amul gëj na fi am 6 mois ba janvier bi xool da ngay xool cas importé amatul dootoo ko déggati waa léegi te lii faut que importé wu am kañ dañu fa wax ay variants britanniques. waaw kon léegi nag ñoom ñii seen affaire bii dafa leeru. waaw moo tax loolu. ñoom waxuñu ni ci dëgg. léegi nag ndax waaw bu fekkee ne dafa am leneen luy dugal feebar bi. Covid bi xalaat ne am na ci. bu fekkee Covid bi dafa am leneen lu koy dugal. nañ ñu ko wax. mu ne dama defoon ci nit rek la. ba léegi li ñu jot a déggum ci nit rek. waaw léegi waa lii fu mu waaw fan la jaar. waaw mais coach bu ñu fàtte ni cas yi musu fee jóg de. non doo dégg yow doo dégg dama la wax. non c'est que nag gis nga. Fabel. waaw Fabel man sama laaj bi yomb na de. mooy Fabel yaa bëgg a tourner rek man sama laaj bi yomb na. néew ma coach nag. Fabel déglu ma fii ma wax la dama ne la ne. dañu ne. cas importé bu leen fàtte ne premier Covid bii kii bi ab tubaab moo ko fi dugal waaw wala déet. dëgg la. xam nga yéen a ngay fàttaliku loolu. ba gars yi di wax cas importé yi gars yi ne jël nañu ay matuwaay ci kii yi. ci frontières yi ak ci aéroport yi ak ci gaar yi. waaw léegi man lii laa bëgg a xam comme que depuis 6 mois déggatuñu cas importé cas communautaire ngay dégg ak cas boobu cas contact. waaw léegi nag feebar fu mu waaw. man c'est ça la question. man mais coach feebar bi mu jóge ko fi bopp laa bëgg a. waxoo non lii kii bu bees la li bokkul ak Covid la mais Covid dafa am ay xeet. bii mooy variant bi ngay wax. waaw bii variant la bii moo duggoon. mais musu fi woon. non gis nga bii dugg na France. yow cas variant bi ngay wax ne xamoo lu ko fi dugal. waaw
ah d'accord moom la ñuy wax nii loolu lay question bi man waxuma Covid bi de. d'accord Covid bi kañ. xam nañ ne dugg na fi ñëw na fi. yéen ci pays yëpp ñu pare arrêté seen kii couvre-feu yi. donc ñun jamono bi ñuy ñii di Institut Pasteur. di ñu xamal ne ne. ñoom fu ñu jëlee lii. Institut Pasteur daal. man ñii laa bëgg a laaj fu ñu ko jëlee. nañ ñu wax fan la jógee. gis nga yow. gis nga c'est dangereux. damay information bi mu wax rek mais. tu es journaliste. mais du ma tu dois te poser des questions. bien sûr je me pose des questions. qu'est-ce que tu veux que je réponde? allez pose-toi des questions. li ma la wax yow li ma leen. poser des questions laisse-moi librement me poser des questions. wallaay nag bu la bàyyi woon rek nga ayca. qu'est-ce que loo bëgg ma wax. léegi ci plateau bi nga may kii léegi lan la aw ma droit laajte. waaw kay léegi wax ñu. Pasteur moo ko wax muy benn institut boo xamante ne bu légal la boo xamante ne xam nañ ko ci li liggéeyam ci wàllu lu muy def léegi bu demee ba wax ne di alerter ne hausse Covid bi dafay bëgg a commencer loolu bu ko waxee kon ñoom ñoo ko wax. ça n'engage que. ñoom ñoo ko wax je ne fais que relayer ça donc man lan laa ci mën a wax lu dul lan la ñu mën a xalaat Fabel wax na ko ci muy benn lu pertinent lu mu wax ne li nga xamante ne mooy mobilisation yi amat yooyu yëpp dëgg la ou bien est-ce que du relâchement bi am parce que benn instant sénégalais yi gëmatuñ li nga xamante ne mooy Covid bi kenn ñu bëri solatuñ masque bu fekkee da ngaa sol masque seen kanam sax da ngay bizarre c'est vrai voilà parce que dañuy jàpp ne Covid bi jeex na jóge na ci biir Sénégal léegi bu ñu demee bay xalaat ci troisième vague dañ naan ñi li qu'est-ce qu'il y a muy question boo xamante ñun ñëpp ñoo ko mën a poser léegi lan nga bëgg encore man ma wax voilà léegi mën naa wax waaw léegi waxal waaye Fatou Faye kan moo la wax ne Fatou Faye man sama wax dafa yow toujours yaa ngi ci variant bi lan moo ko fi Fatou Faye man weddiwuma attends variant britannique yooyu bi ñu koy wax fële lay jógee attends mettre ma en cause waaw d'accord oui ma mettre ma en cause crédibilité wu Institut Pasteur encore une fois dama ne man li ma wax dafa leer Covid bii Covid 19 bii bi muy commencé Covid 19 kese la woon c'est après le variant bi commencé ñëw le variant anglais le variant kii sud-africain xam nga mu ñëw bi muy ñëw rappelez-vous les bu baax bi muy ñëw boobu kenn signalé wu ko Sénégal fi ñu ko doon signalé waxaamee ma fi ñu ko doon signalé ay yenn dëkk la léegi nag nga xool ñun dañ doon def cas importé 0 ce qui veut dire kenn dugal ñun ñii suñu biir la nekk feebar Covid bi des bii boobu bi mooy Covid bu njëkk ba fii la nekk mu ngi ñun suñu biir ñun variant bi ñu ngi ko doon dégg feneen yeneen dëkk yi waaw léegi man laaj bu ndaw laay laaj man kiiwu ma de accusé wu ma de damay laajte dama ne cas importé 0 ñoom ñoo ko wax waa léegi variant bi ñii buñ demee ba nekk dugg na fi waaw mais est-ce que léegi nag lan moo ko fi dugal d'accord ak lan moo ko fi dugal kon ñoom seen indication bii ñuy joxe journalière bi kon nag waaw mais xam nga ci digg bi wax ne lan moo war a dañuy wax lan moo ko loolu lay daaj loolu di variant bi xanaa dañoo bëgg ay affaires yi ñu bëgg a def ci biir wala moom laa lay wax waaw wax ko rek non man lu ma bëgg a wax man dama koy wax de man du ma yow de am na ci ay porteurs yoo xamante ne dañ naan leen les porteurs sains nit ki mën na ko am sax te ba mu wér te du yëg ne am na ko xëy na nit mën na ko am dugal ko fii te yëgul sax ni am na ko. voilà des questions voilà des réponses que je veux non ce sont les réponses que je veux. dama bëgg. nga xam réponse ba pare ba nga ko posé. déedéet non les réponses. loolu mën les réponses léegi man. xam na laa bëgg a dégg. ok encore jeex na jeex na ko non man damay wax de man de damay wax. waaw bien boo nag ñu naan mu nga baaxee wax mu ngay wax. ñu jàpp ni loolu mën na nekk Fatou Diouf mu mel ni. xam naa daal Sénégalais yi moom pare wuñ ci ay coupe ki yeneen. nañ ñu dimbale bu ñu buggee def seen tappale yooyu ñu commencé. waxtu wi jeex na tàkk dañuy daal di dugg léegi. sport Fatou Diouf jërëjëf.